Mansour wax nañu ko de 2014 à léegi am na ay jéego yu am solo yoo xamante ne jigéen ñi def nañu ko gën a dëggal seen bopp waaye problème bi mu ngi des ba tey ci application parité. waaw loolu xam nga yoon am na matuwaay yoo xam ne jël na ko ci buñ ko respecté wul kilifa ya fa nekk mën a indi coppiteef ci wàll boobu. mais dama gis ni politique ni muy doxee ci Sénégal jigéen toujours mu ngi jël place am. loo gis nag xëy na dafay ñëw ndànk-ndànk parce que constitution li muy am doole daf fi fekk aada comme diin ni mu fi fekkee aada. donc lutte bu xaw a compliqué lay nekk mais wax dëgg yàlla ku xool politique xam ni jigéen ñi. ñu ngi def ay jéego yu am solo est-ce que dañuy xaar ñu jox leen ko est-ce que dañu koy nangu wala dañuy bàyyi nature bi di leen ko jox normal parce que loolu moo normal. média politique justice police gendarmerie lépp jigéen daf ci ànd ak góor dañuy jékki-jékki benn moment rek am benn ouverture ni pourquoi pas jigéen après ñëw exécuter mu dem même ba ci dawal sax wappalaan. donc man gisuma ni bu weesoo jalgati yi am ci wàllu parité bi te ni muy amee ci parité lay amee ci vote yi. ni lay amee ci fichier bi ni lay amee ci wàllu sécurité ni lay amee ci njuuj njaaj moo tax recours gis ni mu bëree ni muy amee ci élection yi noonu lay amee ci wàllu jigéen ñi ci respecter parité bi ak yu mel noonu mais def nañ ci avancement yi am solo te gisuma ni benn yoon Sénégal bokk na ci réew yi nga xam ne vraiment dañuy doy la jigéen ci façon boo xam ni ci bànqaas yi ñuy jëlee dogal yi ci point boo xam ni jar na vraiment di yuuxu gàcci ngaalaama li ci de kanam nag dina gën a yokkuwaat mun nañ pourquoi pas sax ñoo am président bu jigéen espérons yàlla na ko yàlla def mais vraiment delluwuñu gannaaw benn yoon jigéen ñi Mansour ñu wax nag ci guerre bi dox ci diggante Russie ak Ukraine am communauté sénégalaise bu nekk foofu ci juróom benn fukk ak juróom yi nga xamante ne ñoom la ñu fa répertorié juróom fukk ak juróom-ñeent yi ñoom mujj nañoo jóge Ukraine daal di jaar ci frontière bi dem ci yeneeni réew bu ñu sukkandikoo ci secrétaire d'État bi ñu dénk sénégalais de l'extérieur mu di Moïse Sarr mi daal di addu jëmale ko ci développement yu mujj yi ñu déglu ko ci micro Ndeye di met taw juróom benn Sénégal rek ñoo des Ukraine ci juróom benn yooyu am na ñaar ñoo xam ne keneen ki jigéen la jëkkëram ukrainien la ak ay doomam keneen ki aussi góor la jabaram ukrainien la ak benn doomam mais ñoom ñaar ñooñu ñu ngi ci ay lieux sûrs dañoo ne aussi pour le moment bëggaguñ génn dëkk ba am nañ aussi ñeenti étudiants yoo xam ne ñaari ñoo ngi ci benn ville ñaari ñoo ngi ci beneen ville ñooñu aussi situation bi permettre peut-être ñu mën a génn pour le moment li ñu leen di wax rek mooy li autorité polonaise di wax ñu toogagum foofu d'autant plus que ñoo ngi ci sécurité mais ambassade ba moo ngi nekk en contact permanent ak ñoom donc li ñu mën a retenir rek mooy à 65 lañ newoon ba léegi 59 yi quitté nañ 6 yi ñoo fa des mais ñoo ngi en contact avec ñoom. ñu wax ci wànte yenn njëkk yi njiitu réew bi xamle woon mu di diwlin ceeb ak suukar fële ca Dalifort li ñu nemmeeku moo di détaillants yi ñoom jaayewuñu njëkk yu bees yi te ñoom ñu ngi ci joxoñ baaraamu tuuma grossistes yi ak importateurs yi Boubacar Ba bokk ci association bi ëmb détaillants yi nekk ci Ndakaaru moom sekk napp waxtaan ak Nonko Bakayoko ñu déglu ko. ay orange ak it ay mang lañu nemmeeku ci table mère Kandé bu fekkee njaay mu sew mi dina tax mu faj soxlaam waaye borom njaboot gi di ñaawlu ni dund bi chéré. sant luñ ko de waaw luñ koy jënd leen lañ koy jëndee moom lañ ko kilo ceeb parfum ma ngi koy jëndee 500 diwlin bi wala bi 350 sukkar kilo bi fan yi amul sax dañuy war sukkar ba sonn. monte de ab arrêté ministre du commerce moo fixé njëg yu bees soxol yenn denrées de première nécessité yi waaye boutiquier yi ci koñ yi di am ay jafe-jafe ngir appliquer mesure yi ni mel. 20 litres bi nañ ko jënda 20 820 ça veut dire litre bi dëkk si ñun 1041 virgule quelque nañ ko jaay 1100 francs waaw mais am na ñu ko respecté am na ñu ko respecté wu. ñu ngi ñaawlu taxawaayu grossiste ak it importateurs yi di nakarlu tamit ñàkk waxtaan bu dox seeni diggante kilifa yi. ñu seet lu leen neex ñu teg dañoo waroon woo commerçant yi laajte leen ñoom tam ñu wax leen lu comme li mu leen arrangé ñun tamit nan la ñuy arrangé. consommateurs yi wéy di jënd yenn denrées yi ak ancien prix yi am sa ay produits yoo xam ne dafa manqué.
mu ngoog Fatou Abdou njëkk yu bees yi bi ñu ko annoncé ak léegi mu mat ñaari ayu bés waaye heure bu suñu rédaction wàccee li ñuy gis mooy ni que jaaykat yi appliqué wuñu yooyu. mais loolu xadi ni ñu ko remarqué di ko wax ci xibaar yi noonu la ko sénégalais yi remarqué. non seulement sénégalais yi dañu remarqué ne njëkk yi wax nañu ko ñu xëy tàccu presse bi yëpp tey titré ko jàpp ne wàññi nañ ceeb wàññi diw wàññi suukar mais en réalité loolu amul sur le marché. suukar bekk bi pour nga gis ko rek jafe-jafe la suukar bekk bi. suukar bu mokk bi fii laa toogoon wax ko dama ne est-ce que le président de la république am na la bonne information ndax wax nañu ko ne ko suukar si nga xam ne moom jàpp na ne wàññi na ko ndax moom loolu la jàpp te it loolu la def ñëpp ne waaw lu baax la mais loolu ndax moom moo am sur le marché ndax mi ngi wax 625 francs mais suukar si jarul 625 francs boutique yi nga xam ne da nga fay dem mu nekk ci koñ yi ak marché yi da nga fay dem ñu ne la kilo suukar 700 francs lay jar kon bu ñu ko dee wàññi juróomi dërëm ñu cay wàññi 675 dañ koy jaayee wutee ak li nga xam ne moom la ñu jàppoon muy 625 boo xam ne dafay nekk 600 francs léegi loolu nag li muy am jafe-jafe mooy bi ñu ko waxee ak léegi mi ngi bëgg a yàgg def na ñaaru ayu bés du conseil des ministres bi conseil des ministres ba ko jiitu la woon boobu ak léegi lan la ci état def lan la ci ministère du commerce rawatina la direction du commerce def pour que ñu appliquer loolu nga xamante ne waxoon nañu ko sur le marché je pense que l'état a les moyens bu fekkee ne bëgg na loolu nga xam ne wax na ko kat yi jëfe ko war na mën a fexe ba teg li nga xam ne moom mooy tax ñu jëfe ko teg bi du rek numéro vert ni ma ko waxee woon keroog pour que askan wi dem di kalaame mais am nañu ay outils am nañu ay moyens am nañu personnel boo xam ne war nañu dem ci marché yu mag yi xool ba xam jaaykat yi ndax ñu ngi appliqué loolu wala appliqué wuñu ko jaaykat yi raison yi ñuy wax taxawuñ ndax bu yokku jotee xaaruñu ndax stock jeex na wala jeexul dañuy yokk kon bu wàññi jotee bu nguur taxawee ne nañu wàññi ngala ndax ñoom ci askan wi la ñu bokk au moins ñu soulager askan wi nga xam ne gis nañu ne diw yokku woon na ceeb yokku na yemul foofu nen Mansour doon na wax ne yokku na ginaar yokk jamono ji nga dem ci ndawal kenn mënu ko laal jafe-jafe yoo xam ne dañu koy dund à chaque fois également président de la république di génnee ay arrêté yoo xamante ne duñu ko appliqué wax nañu ci location bi nga xam ne dañ ne woon ñaari weer la ñuy laaj ñi nga xam ne ñoom ñooy locataires yi mais ku dem ci li nga xamante ne moom mooy ci marché bi di nga xamante ne li ñuy laaj ëpp na ñaari weer te parfois askan wi dañuy obligé fay ko ndax ku amul yaay namp maam tey Mansour ndax lii du ñàkk a valoriser kàddu buy tukkee ci njiitu réew mi je ne pense pas du ñàkk koo valoriser xëy na dafa ñëw ci jamono joo xam ne ndax du ko dévaloriser kàddu yi muy génne. waaw ma ni bokkul ak dévaloriser ko wala valoriser ko. xëy na côté boobu mun na diis mais mun nañu ko jëlee ci beneen côté comme ni ko Fatou Abdou junjee sànq amuñu information et c'est raisonnable par rapport ak ni Sénégal di doxee. ñaari wala ñetti couche société ñoo fi nekk ñi yëg li xew ñi yëgul li xew ak ñi dund lu xew xam nga bu ñu toogee conseil des ministres ñu annoncé ni. kilo ceeb jóge na 300 ñëw ci 275 ban ceeb moo doon jar 300 ñoom xamuñu ko ñoom ñuy jël décision xamuñu ceeb bi jar 300 litre diw jóge na 1200 600 lañ ko fekkoon mu dem ba 1200. ñu ni jóge na 1200 tegg nañ ci 100 francs 1100 francs la ma ni leen ban diwlin mooy jar 1100 francs parce que am nañu téeméeri xeetu diw yoo xam ne ku nekk diw bu nekk importateur sans compter yi ñuy defar fii ci réew mi ak yi ñuy daganal ak yi ñu dul daganal naan inflatoxine nag nangam bi ci des mooy suukar bi dañu doon jàpp ay boutiquiers ñuy jaayee 625 ñu ne leen 600 rek ngeen di jaayee jékki-jékki ñu yolamal buum gi am ñu potox ndollu jaayee 650 ñenn jaayee 700 ñu yëg xibaar bi ñoom tëb ni kilo suukar jóge na 625 maintenant 600 la ma ne leen kilo suukar kañ lañu mës a annoncé ni 625 lay jar c'est-à-dire que mooy la ma waxoon le lendemain lay répété waat wàññi amu fi te ñun presse bi am nañ ci part de responsabilité man su ma xëyee ñu ni ma wàññi nañ dinaa xool produit yi ñu wax ne wàññi nañu ko ma dem sur le terrain xool réalité mais du ma leen defal ñoom promotion parce que wàññiwuñu et boobaak léegi ñu ngi ci ñaareelu semaine bi xuma ñetteelu semaine dugg nañ ñetteelu semaine tey altine tey ñetteelu semaine bi nga demat ci marché bi ñun la dara wàññeekuwul man toujours sama xel day gën a dale parce que la ma waxoon ci premier jour ba mooy wàññiwuñu dara parce que balaa ngay wàññi da ngay xam li xew ñoom xamuñu li nekk ci marché bi parce que ceeb bi bokkul njëg diw gi bokkul njëg suukar si bokkul njëg donc xamuñu li xew boole ci ñi nga xam ñëpp ñoo yor njaay mi waaye inaa ko weddi nañu leen suukar bi réalité ci marché bi weddi na leen diw gi xamuñu kan la ñuy joxañ parce que xamuñu ñaata façon diw moo nekk ci dëkk bi manque de contrôle boobu noonu sans compter yenn Fatou Abdou junji ginaar yokku na nen yokku na aliment bi ñu leen di jox yokku na am na ci cuuj yoo xam ne mun nañu échec sax ci seen wàllu alimentation
koor gi ginaar mun na manqué. korite ginaar mun na manqué. ki ka sabab mooy gouvernement bi léegi laa leen ko wax nii. ginaar mun na manqué bu terrible. ànd ak kilo yàpp bu yéeg boo xam bu xasee ba yéeg dootul wàcc jamais te ñoom ñoo ko sabab ci dogal bi ñu jël saako aliment ñu jëlee ko 17400 indi ko 16400 te waxtaanuñu ak ñi def production bi. c'est un problème. Mansour 20 tonnes ak ñett ci ay produits yoo xamante ne baaxul ci doomu aadama wala mala di ko jëfandikoo moom la ñu lakk tey ci suba fële ca diwaanu Mbour ci ay koppar toll na ci.